nga ni le 23 le 23 le 23 mai ci la jullit yi Sénégal bëgg a def à travers ànd sàmm jikko yi. moom mii ci la bokk Ababacar Mboup jiite ko. def ci liggéey bu rëy. def na ci liggéey bu rëy def na le tour du Sénégal. xalif généraux yëpp signé nañ. pétition bi wax ni dañoo bëgg assemblée nationale du Sénégal voter une loi buy tere ngóor jigéen ci Sénégal. projet bi defar nañ koo pare. comité scientifique ànd sàmm jikko yi defar na koo pare. député yi dañ def rek tegal leen ko ñu voté ko bu fekkente ni suñuy député lañ. mais ginnaaw nag bi ñu waxee ni xalif généraux yëpp signé nañ ko. ñëpp. xaalif généraux yëpp imam signé nañ pétition bi wax ne dañoo bëgg ñu tere ngóor jigéen Sénégal benn pétition bi mi ngi daw ci plateforme yi au niveau de l' internet pour que nit ñi signé ko waaw dañoo bëgg dolli ko rek mais suñuy xaalif généraux sax mën nañoo wax ci suñu tur waaw doy na doy na sëkk ñun bi ñu demee lew na ñaseen waaw avant ñu yegg si ci yow ñun la coalition citoyenne le peuple bi ñu yegg see xalif bi danañu ñun mën nañoo wax ci turu ñun xaalif généraux yëpp buñ ko signé ba pare mën nañoo wax ci turu askan bi dëgg la lu wér parce que mbiru diine la ñun jullit yi mën nañoo wax ci kan ci loolu jàngu bi tamit def ko te ñëpp a ci d'accord. d'accord parce que ñaari diine kon député amatuñ choix. léegi nag député yi. amatuñ choix daanaan xool ndax Moustapha député yi suñuy député lañ ñun askan wi. wala député yi ñeneen lañ ñoo xam ne ñun xamuñu fu nu nekk. kon nag bu fekkee askanu Sénégal à travers suñuy kilifa diine nee nañ ngóor jigéen d'accorduñ ci te dañoo bëgg ñu voter ab loi. nan ñu ko voteel ci jàmm bu ko defee Sénégal ñu boole ko ci réew yi tere ngóor jigéen ku koy def ci mbedd mi koy def sa néeg nag suñu yoon nekku ci beneen bi nag mooy que ni li nga xam ne moom la ñuy waajal je profite de votre émission pour wax sénégalais yi ne lu nu jàpp nañ bàyyi lépp le 23 mai incha allah fekk wari na naan nañu ndox incha allah ñëpp ñu bàyyi li ñuy ne serait-ce que pour protéger suñu gone ne serait-ce que ñu protéger suñu askan bala ñoo sa waxu gëm-gëm ak diine mbir mi du affaire gëm-gëm diine parce que ñaari diine yéen xam ñun Sénégal dañuy tere ngóor jigéen mais dadul lool ngóor jigéen day yàq askan bu ñu demee ba góor mën a taxaw ni man jigéen laa jigéen mën a taxaw ni man góor laa ñuy leen di wax ni séyante leen seen biir loolu buñ ko fi lawalee ñun danañ jëw lool suñuy kilifa diine ak leen fi liggéey ñoom sëñ Touba ak ñoom El Hadj Malick donc loolu c'est important ñu leeral ko wax ne rassemblement bi grand rassemblement la ñu wax de tous les sénégalais yi nga xam dañoo am ngëm-ngëm muy musulman comme chrétien ñu dajaloo ca place de l'obélisque très bien ñu daal di wone ni d'accorduñ ci ngóor jigéen wax nañ ne nañu voté ab loi présenter projet de loi ba ca kanamu sénégalais yépp bu ñu xëyee dem déposer ko assemblée nationale jox ci copie président de la république ni ko nag député yi lañ bëgg ñu voté loi bi bu ko defee wax ji féete boor ba cellule genre yi ñu am ci ministère yi yépp jóge fi sunu permis yi def genre ñu jële ko fi séminaire yi ñuy def ci IEF yi di jéem a lawal ngóor jigéen ñu arrêté ko bu ko defee Sénégal ñu lim ko mu ñëpp kontaan ci lim Sénégal ci réew yi nga xam dañuy bañ ngóor jigéen maintenant am na benn affaire moom bëggoon naa ko non dinaa ñëwaat ci yow bu may ñëw booy tëj nga waxaale ko voilà parce que fi ne waxtu daf ñu dab parce que waxtaan dafa neex ba waxtu yëguñ ne waaw non daf ñu dab carrément parce que yëguñ sax ne heure bi dépassé rek ñu ngi dem rek parce que waxtaan wee neex alors léegi li ñuy def dañuy def tour de table ku nekk wax ñu doog a tëj xanaa may wax Moustapha rek ne ko Moustapha ku yaakaar ne dañ laa bind ci Seydina Mohamed ba lu la neex def dañ la toroxal yàlla bëri feeb bu lay toroxal doo niroog Seydina Mohamed leneen ngay niroog xam-xam nag laa la wax xam-xam nga wax Pape Sadi jëlal parole voilà dama koy tontu ba pare def sama benn contribution bu ndaw may nga ma ko waaw vas-y très bien torture amul benn dëkk bu ko autorisé amul benn diine bu ko autorisé amul benn société bu ko avalisé mais képp ku taxaw ne la Sénégal amul torture man Pape Sané nee naa la waxul dëgg waaw ma di la dëggal waaw ndax ku la ne Sénégal amul torture man je dis que waxul dëgg dama ne la première torture bi nga xam ne mooy les services de police et de gendarmerie mooy bi ñuy teg le citoyen mooy boo dugg see commissariat wala brigade de gendarmerie gis nga les locaux de détention garde à vue fi ñu lay garder à vue xar bu wéer boo ko fa dugalee bu génnee dee loolu dëgg la fi ñu lay def garde à vue rek garde à vue en attendant yóbbu la ci procureur xar bu wéer boo ko fa dugalee mu dee man ca laa jógee yàggul am na ña nga xam ne am na bouche mu jaune dëgg la am na ci ay locaux yi nga xam ne soo ñëwee dañ lay simmi ni la sa yaay juree loolu moom Guy Marius Sagna wax na ko dëgg la dugal la foofu c'est-à-dire pour te dire kooku mooy voilà la première forme de torture fa la torture mën a yem doo tëdd
am na ña nga xam ne comme léegi y a la possibilité tu as la possibilité sur place woo sa médecin mu ñëw balaa ñu laa defeere mu xool la torture bañ lay def moo gën a pernicieuse moo gën a graaw mooy comme imam li mu doon wax mooy doo nelaw daañ la teg béréb soo buggee nelaw benn gaa ñëw xaw la tuur ndox pendant presque 48 heures mujj bi te nerf disjoncte lu ñu la jox na la signal nga signé ko voilà loolu mooy indi ndax bëgg procédure bu yu bëri bu ñu eggee fële tribunal wala ci juge bi waa ji ne non non lii man musuma ko signé wala musuma wax lii mais heureusement que léegi quand même sa avocat day taxaw quoi. waaw mais yenn saa yi ñuy salfaañe avocat yenn saa yi ñu salfaañe avocat man am naa fii benn animatrice bu nekk fii Phare FM bi ñu ko fi téyee fii dafa dem joteeg fii benn policier ñu yóbbu ko Grand Yoff ba mu demee balaa ñun ñëw entendre dañ ko ba ne ko causé blessure volontaire alors que alkaati bi moo ko dóor allahu akbar te alors que mu ngi woon ci kartam ci biir couvre-feu bi mu ngi woon ak kartam di liggéey si ñu téye ko mu génnee carte gaa mi naa ko carte bi compté wul ba jotante ak moom donc loolu pour war la liggéey rek loolu noonu tamit dañ koy respecter en fonction de la tête du client loolu mooy tontu naa sa question waaw tontu nga ko. léegi nag ma ñëw ci man sama contribution c'est-à-dire contribution bi tey damay woo ñun Sénégal l'ensemble de la presse et des intellectuels lii nga xam ne moo dal imam Ndao dal Sayer Kébé te tamit mu mun a dal ñeneen ak ñeneen ñu bëri bu ñu gisee disposition yi nga xam ne ñu ngi nekk di ko jël di modifier ay lois keroog Pape dafa wax lu am solo mais les gens n'ont pas fait attention sur les modifications sur le nouveau code sur le terrorisme nit ñi dafa ñu nànk modification yi ñu ci dugal moom laa doon wax sànq même ñun suñu wax nii ñun ñii di wax nii yàlla dogal jagleel ñu wax sunu benn tànk mu ngi ci kaso parce que wax ju tuuti mën nga ko wax ñu ne la apologie au terrorisme wala nangam sangam affaire u ñàkk fayda yooyu tey man dama ne boo gisee mooy woote tey ñu jéem a kii il faut déjà ñu def une lecture du terrorisme en Afrique il faut que tamit ñu nangu gëstu ci yooyu bu baax ci nan la demee terroriste fi ñu ko doon déggee brigade rouge ETA basque ñoom nasaraan yi fa dañ doon déggee terrorisme waaw ñu fa la créé woo fii ñun mosuñu ko dégg bañ koy njëkk dégg mooy en 1988 89 bii nga xam ne France dañu am te problème ak Algérie Chadli Benjedid bi nga xam ne moo fa nekkoon président mayu leen dara ñu fexe wut fa ay nit dugal leen former leen benn parti bi naan Front Islamique du Salut ñoom Abbas Madani ak Ali Belhadj dooleel leen ba ñooñu dem élection gagné ñu teg ci ndoddu gouvernement Algérie ne leen da ngeen di boo leen bëggee ñun mun nañu fexe ba faagaagal le fils mais li ñu bëgg da ngeen koy def boobu nañu signé les fameux accords pétroliers d'Orange de 1990 gazu Algérie beeg yi nga xam ne dañ ko xañoon France ñu delloo ko France ñu tas fils boobu bi ñu ko créé bi ñu ko tasee boobu nañu créé les fameux groupes armés islamiques GAI ñu jàpp Ali Belhadj tëj ko Abbas Madani ñu yóbbu ko France jox ko fa exil pour wan la rek ni que c'était une création de la France groupe armé yooyu ñoo nekkoon Sahel jërëjëf yoree fa le trafic de drogue tous les trafics armes et tout nekk diggante Algérie Mali Libye Niger mais xam nga ñun suñu malchance mooy lan on est tombé sur un mauvais colonisateur mooy la France on est tombé sur un très mauvais colonisateur voilà loolu mooy suñu jafe-jafe gis nga boo ñu defee gëstu tuuti ci ñii nga xam ne peut-être am nañ sumay at wala am nañu peut-être jàngat bi mu am Paris Dakar fan la commencé woon du Dakar France jaar ci désert bi ñëw fii mosu ngeen fa dégg terrorisme wala ñaata at nañ ko def plus de 20 ans mosuñu leen attaqué mosuñu leen attaqué ils ont toujours traversé le Sahel waaw toujours sans problème pourquoi subitement rek ñu arrêté ko yóbbu ko Arabie Saoudite après jëlee ko foofu yóbbu ko Amérique du Sud parce que boobu ñu ngi fexe ñoom seen askan ñoom nasaraan la nga xam ne jëmbat nañ ko ci biir Sahel bi bu mu leen laal jërëjëf boobu nañu indi l'opération de démantèlement de la Libye Idriss Déby bii fi jógee barki démb mu ne leen lii boo leen ko laalee mooy que ñun suñuy dëkk yii kenn nekkatu ci jàmm waaw parce que lii nekk Libye
ça avait une particularité mooy que Libye amul woon soldats yi nga xam ne ay soldats libyens nañu tous les soldats de la Libye ay mercenaires lañu. Kadhafi au nom du panafricanisme c'était des soldats de nationalité sénégalaise malienne nigérienne tchadienne et consorts ñoo constitué woon sol ñu ne leen bés boo leen tasee Libye ñooñu bu ñu tasee dem dellu seen dëkk mooy créer lii nii tey jii mooy lii wax terrorisme dans le Sahel. jeex na d'accord. C'est un banditisme organisé et entretenu par les puissances étrangères. Par la France. Donc nag loolu il faut que ñu nit quelque part ñu am xarañteef intellectuellement mun a tontu nasaraan yi parce que tamit y en a marre que ñuy toog di consommer ñoom produit ñuy jox ñu koy véhiculer au nom de quelque chose qui n'existe pas. Ça a été une création type des services occidentaux. D'accord. Merci Pape. Maro. waaw jërëjëf Biteye ñu lay jaajëfal man peut-être dama am occasion bokk plateau ak Dame ma am ay questions yu ma ko bugg a laaj rek mu indi ñu ci ay leeral mooy que ni dañu mel ni dafa sentir ne léegi activiste la que syndicaliste dafa mel ni li ngay def nii comme activiste est-ce que du rey syndicalisme parce que c'est l'occasion ñu waxtaan ci parce que 1er mai bi syndicalistes yi fête du travail la boo tax ñu ne la est-ce que yow position yi ngay jël est-ce que jàppoo ne dina rey syndicalisme te it bu fekkee ne par exemple yow da nga jiite CUSEMS te CUSEMS authentique maanaam mooy seen assemblée générale bi nga contesté affaire yi contesté ko ne ànduloo ak Abdoulaye Ndoye mais ci sa biir syndicat am na ñoo xam ne yow gis nañ ne da ngay tirer bu baax ci régime bi te yow am na ñoo xam ne ci sa syndicat ay jàngalekat APR lañ bokk am na ay jàngalkat yu bëgg aussi adhérer ci sa mouvement bi mais tey bu ñu sentir ne Dame Mbodj mii activiste la est-ce que loolu du rey syndicalisme ñaareel ba mooy éducateur nga jàngalekat la te fan yi gis nañ la ñu ne am na koo xamante ne yéen a ngi liggéey ensemble bokk mouvement ñu ne insulteur public la ñuy wax ne dafay saaga te loolu yow jàngalekat nga loolu est-ce que jàngalekat ak koo xam dañ koy junne day saaga mën na compatible na pour ñu ànd wala ndax da ngeen ci waxtaan mu bàyyi loolu. non dama bëggoon sax nga denc ko ba mu yegg si ci yow. denc bi baaxul. baaxul acca kon vas-y. waaw d'accord rapidement laa ciy tontu benn bu njëkk bi. activisme sénégalais yi ñoo ko créé. maanaam connotation bi l'acception quoi bi ñu jox activisme. ba koo ñaawal loolu amul fenn ci àdduna boo demee réew yu développé yi parce que mentalité sous-développement baaxul. réew yu développé yi ceux qui sont considérés comme des activistes. ñooñu dañ leen di kañ. parce que activistes yi mooy ñi nga xam dañuy nekk ci cause juste yi di taxaw pour jëmale seen réew kanam. kon du lu bon. kon suñ ko sénégalais di waxe day mel ni ñu koy waxe lu bon la. alors que mooy agir dans le sens de l'intérêt général. mais loolu kay dara gën a ko baax. man kay boo ne ma woon da ngaa bokk ñi nga xam c'est des corrompus de l'État. di jël sunu alal di ci tabaxi immeuble. di sàcc sunu alal. ba hôpitaux yi mënta baax njàng mënta baax est-ce que ñooñu war ngaa dem toog ak ñoom voilà boobu moom question boobu nga ko waxoon dinaa am problème. mais wax dëgg yàlla pour wax ji féete boor man syndicaliste la le syndicat dafa bokk ci corps intermédiaire yi mooy ñi nga xam xëccoowuñu nguur xeexuñu nguur ñu ngi ci digg bi. ñooñu ñooy société civile. Sénégal nag xam nga jàpp mooy société civile mooy créer sa association tuddee ko nu la neex rek yeneen société civile te amoo sax ay nit. dara nekkul sa ginnaaw au contraire les organisations syndicales. nga xam ne ñoom xëccoowuñu nguur xeexuñu nguur ils sont dans les corps intermédiaires mooy ñeenti ci digg bi looloo tax bu élection amee sax ñun leen kaay leen na ci bureau de vote yi parce que yéen faru leen ñooñ ñooy société civile te ñun kenn mënu ci génne les marches démocratiques de notre pays depuis 1960 pour bañ a ñëw avant depuis 1960 ak léegi amu ci benn combat boo am enseignants yi nekkuñu au cœur pour la marche démocratique pour l'état de droit la démocratie et les libertés kooku mu musam depuis 1960 mun naa la ci citer beaucoup de générations de syndicats. ci beneen question donc ci loolu laa musa nekk. 2011 dama bokkoon ñi doon xeex pour Abdoulaye du nekk du am 3e mandat. ànd koog ñii nekk nii tey yore réew mi kon tey bu ñu bëggee taxaw ñoom naan ñun nañ génn ci société civile bi kon lu tax ba ñuy ànd ak ñoom di xeex Abdoulaye du waxuñu ñu ko woon kon ñi soppeeku du ñun. maintenant pour ñëw nag ci beneen bi mooy man su ma nekkee syndicaliste sama syndicat. est-ce que du ma rey le syndicat parce que dafa am pàcc bu nekk boo xam fu nekk la droit am droit bokk te man ñëpp laa jiite loolu moo tax effectivement man li may def ma koy def parce que président Macky Sall moo yore lenge yi man du ma ŋàññi ab opposition bu yorul dara ñun li ñuy kaas nguur lañ koy signeel kon su may attaqué mënu maa attaqué opposition
ki yore yëf yi nga xam ne moo yore suñu àq ak suñu yelleef loi bi ni nii la war a demee muy def lu ko neex kooku laa mën a attaqué looloo tax suñ may dégg moom laay wax bis bu keneen jëlee nguur gi ma taxaw moom it attaque ko parce que Abdoulaye bi mu fi wutu noonu laa meloon ak moom donc man nguur man l'institution moo ma intéressé ki koy incarné c'est-à-dire que ku fi nekk yore réew mi ñun suñuy àq ak suñu yelleef dama la jox benn exemple boo am si malheureusement temps bi mayuñu ko mais les formateurs des centres régionaux des centres régionaux mooy les formateurs du moyen secondaire mais yóbbante nañ ma ni ma ñun suñu ñaxtu yi nga xam moom la ñuy ñaxtu wax dëgg yàlla war nañ ko régler te président Macky Sall waxu ci dara nga xam ne ñoom dañoo nekk ay formateurs war a former jàngalekat yi ñu leen di jaay doole kooku su ma ciy wax kan laay ŋaañ du ma ŋaañ président Macky Sall ñu war leen jox seen statut bu leer jox leen indemnité yi ñu war a am en tant que formateur kenn joxu leen ko jël sax ñoo xam ne à Matam dañ leen di botti di leen tuddee ay référents pédagogiques alors que ay formateurs lañ yu mel noonu man su ma koy ŋaañ kan laa mën a tudd mënu ma tudd ku dul ki yore réew mi comme yeneen points yi nga xam mënu ma cee dugg yàgg naa cee dugg kon man li ma jàpp mooy en tant que syndicaliste sama rôle mooy taxaw dénoncer li nga xam ne jaarul yoon ci kër liggéeykaay c'est dommage que tey mënuñu dugg ci premier mai bi parce que président Macky Sall tey au palais daf ñu défier dafa défier les travailleurs surtout jàngalekat yi taxaw mel ni tey dafa defoon discours am pour ŋàññi ñun jàngalekat yi maanaam et puis devant des secrétaires généraux de centrale yoo xam ni mel ni ñu muuma président Macky Sall toog ñu koy tàccu lu mu leen wax. mais non lu ko neex def discours am naan man li ngeen bëgg dara laa ci dul def di sànni ay loxo naan DMC yi mooy pré DMC yi nga xam jàngalekat yëpp a nga xaar te nguur yi ko fi juutu yëpp doon ko def muy pré bi nga xam moom lañuy jox liggéeykat yi te acquis la c'est un acquis syndical boo xam ne dañ la koy lebal sans intérêt nguur yi ko fi juutu yëpp di ko def ba 2012 moom président Macky Sall 2012 ba léegi mu gelé ko te la direction bi koy gérer mi ngi fii au ministère des finances tey leeral na ni moom pare na ci dootu ko def da doon nëbbatu léegi tey leeral na ne moom munu ko amul xaalis bu mu ko defee ñi ko daan def ñoom xamul nu ñu ko daan defee mais moom daal munu koo def moom pare na ci na banque yi jël affaire bi leble moom yoonu nekku ci donc man jàpp naa ni mi ngi défier jàngalekat yi kon nag défier nañu ci am fulla la également qui est agité wéyul lay daa wéyul kii ku am ci am fulla la ba daa am fulla président Macky Sall. waaw mais daal élection yi contesté fu mu toll élection yi ngeen dugaloon recours di contesté fu mu toll waaw élection ya loolu moom sax amatul njariñ lu bari parce que élection yi moom dans un an lay ama dans 11 mois incha allah. mais keroog mais émission bu mujj bi c'est important ma leer benn affaire émission bu mujj bi ngeen. ma ko boo fi posé waatee question rek. am na benn débat bu ngeen posé wax ni parce que dañ ne ñun CUSEMS bi ñuy dem élection dañoo amoon ay instances yu ñu waroon na teg man ma wax ko am ku ko weddi bi mu ko weddee ngeen laaj. débat boobu moom tey bi c'est important non dama koy leer rek. c'est important c'est important parce que da ngeen ko laaj texte yi. non xam nga lu tax bëgguñ ci dugaat da boo ci dugaatee it. non woo ko xam nga moom dafa am lu ngeen ko ñaan. non ñun ñoo la ñaan loolu tey bàyyil boobu monsieur. non mais dama bëggoon rek wane texte yi wane ni les structures yi waroon a teg pour dem congrès pour avoir le conseil syndical national le conseil syndical régional mi ngi nii ma lire ko bu leen neexee. parce que temps loolu rek laa bëggoon ngir mu jeex. c'est-à-dire le texte dit le conseil syndical national est composé de tous les délégués des sections régionales. lu mu fi wax fii ci siège bi ni section régionale bu bokk ci woon mi ngi nii mu leer nañ ci texte yi les textes ont été faits en 2012 mën naa leen jox copie. kenn du ko weddi. loolu mu wax amul. suñu respecté woon les textes gis nga le juge bi àtte suñu dossier ñun CUSEMS. d'accord mi ngi ci écran bi le texte est clair. voilà donc kenn mënta fal le bureau national mooy bureau bee mu joxe le secrétaire général. mooy par article 14 wala 13 article 14 wala 13 voilà du conseil syndical national et que pour nga mën a élire le bureau national il faut nga élire le conseil syndical national et le texte dit en haut que le conseil syndical national est composé des délégués des sections régionales donc ça veut dire quoi que mënoo dem conseil syndical national tant que defoo conseil syndical régional te boo demul conseil syndical national doo mën a fal bureau bi nga xam fa la ñuy fale secrétaire général national bi. merci beaucoup daal donc wax amul. merci beaucoup lu wax mooy ñoom CUSEMS authentique ak CUSEMS même ku nekk sa récépissé bi ngay dama am lu ma jaaxal loo xam ne dama am lu ma jaaxal parce que jàngalekat yi dañ koy laajte bëgg a xaay nee nañ yow naka même récépissé bi yow nga dem ci élection ñoo la ko ñaan ñoo la ko ñaan kon ma tàggatoo wala non léegi xam dinaa ñëw ci yow léegi tàggatoo ma daal na nooy nee nañ gan di yeewi bëy waaw tey da ngaa bëgg a yeewu béy bi nee nañ gan di yeewi bëy maa ngi gërëm imam bu baax a baax di la jaajëfal am mbégte bokk ak yow plateau bi ak Dame ak chroniqueur yëpp ñoom Moustapha Grand bi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal
sama waa rajo Walfadjri Mbàkke a commencé par Mamour Aydara ak ñoom équipe bi yëpp ñu ngi def foofu liggéey bu am solo di gërëm nag waa Touba yëpp parce que dañoo bi ñu ñëwee dafa am leneen lu si président directeur général bi mu ñuy wooyee nañu amatoo looy prouvé Kaolack demal Touba parce que c'est la deuxième ville du Sénégal après Dakar moom la dañ fa war a am lu ñu fa wane lu ñu fa fësal parce que comme nitu daara la moo tax ñu am liggéey bi ñu ñëwee indi suñu projet aussi waa Touba ànd nañ ci ak ñun am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def kilifa yi rafetlu ko xaalif bi porte parole bi kilifa diine ñëpp donc ñu leen di wax ne leen yàlla na yàlla yokk amuñu seen fay di leen wax ne nañ gën a taxaw ànd ak ñoom ci liggéey boobu di gërëm samay kilifa sama waajur bu jigéen sama soxna bi nga xam ne moom laa àndal bi tey rek moo xam nga moom. kay fu mu dem soxna Sadio madame Sarr Tony Diakhaté moom. Matar mooy chemise. Tony mooy bouton bi. acca demal continuer. ñu koy nuyu ak xaritam bi nga xam ne moom la àndal di jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax incha allah xëj na li ni mel dina continuer. am nañ yaakaar ne yeneen i correspondant dinañ ñëw fii ñoom itam ànd ak yéen ci salon d'honneur bi nga xam ne yànji na trop nag macha allah. parce que tey maa ngi gis plus de 3000 vues te nitu daara bi la imam donc loolu félicitation donc ni ngeen doon def télé yi defaat ngeen leen ko rek félicitation. ku la ñëwal Matar. kii nag grand Fall 2 booy gis nga bàyyi sa tooñ yi grand Fall 2 la suma grand bu baax la sama tonton la sama xarit la sama benn tonton pap yi xarit tonton la moom moo ñuy ñëwal dama ñëw tey di jëm dama yow comme da ngay dem salon d'honneur doo fay dara man maa lay solal ak donc ñu koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam gën a dëgëral ay taxaw jaajëf ma ko kontaan nañ Pape waaw man moom kaddu yi du gudd dama gërëm rek suñu invité yi Dame Mbodj ak Imam Ndaw si disponibilité am également nga xamante ne saa yu ko Walfadjri wooyee du ci teg baat fu mu ko fekk yitte yu mu amoon daf koy daal di bàyyi ñëw wuy suñu donc yaakaar naa loolu moom lu am solo la loo xamante ne vraiment ñi ngi ko ci ñi jaajëfal bu baax a baax di ko gërëm ci disponibilité bi di gërëm aussi yéen ñaar laa ci jël seede en tant que directeur des programmes ak directeur ci disponibilité Mamadou Matar Sarr vraiment ak collaboration bi nga xam ne mi ngi koy collaborer foo soxla collaboration bi vraiment da ciy taxaw bu baax a baax a baax ko moo taxoon loolu moom vraiment je tenais à le dire di gërëm tam ñi nga xamante ne dañoo ñëw spontanément rek xam ni Imam Ndaw la ñuy invité ñu daal di ñëw ku ci mel ni Ismaïla Ka ak ñeneen ñi ak délégation yi ñi nga xamante ne ku seen Imam Ndaw rek da nga leen di seen ci stafam bi muy seen wàllum audiovisuel bi ñoom Ablaye Ndaw vraiment saa su nekk ñoom tam dinañu jàpp yombal coordination bi ci wàll yéen madame Sarr waaye ci écran bi daanaka la ñu waroon fa laa bëggoon a tàmbale muy un témoignage sur Mamadou Makhtar Sarr parce que tey c'est pas pour rien que Sidi Lamine je crois que la dernière fête de 31 décembre bu ñu def ak moom mi la décoré woon ak maam Biram Wàcc ak beneen caméraman je crois que Matar dafa bokk ci les meilleurs je dis bien et je pèse mes mots les meilleurs éléments de ce groupe là muy le groupe Walfadjri man liggéey naa ak moom lu bëree bëri ci lu ne waxtaan nañ ci yu bëree bëri te bokk ci ñi ci gën a fidèle et ñi ci gën a bëgg kër gi ni mu ko bëggee man bëggee ma ko te xam naa lu tax ma koy wax donc c'est un plaisir de le retrouver aujourd'hui mais na bàyyi di ma saaga nag c'est également un plaisir ak di Imam Ndaw parce que tey man Imam Ndaw yàlla def na tey laa ma sa toog ak moom nii mais tey waxuma imam bi mu doon ak nitu daara ki mu doon mais j'ai découvert tey un brillant intellectuel qui maîtrise les questions nationales comme internationales et ça c'est important man j'aime bien avoir ces genres de discussions là ma koy gërëm di ko féliciter ci débat bi bëggoon ci profiter rek bi tey parce que dafa wax lu am solo et ça nous interpelle nous de la presse Pape wax na ko Pape Sané Pape Ndiaye souvent dañ ci discuter man ak moom muy cette tendance que nous avons nous de la presse si man sama bopp laa ngay commencer à traiter avec beaucoup de désinvolture beaucoup de facilité li ñuy wax les PV d'audition de la gendarmerie de la police et cetera souvent dañuy woo bitey yóbbu ko gendarmerie wala feneen nga xëy suba gis ci presse bi loo xam ne soo ko liiree da nga naan bitey mi rey ko rek a dagan ci moom alors que soo demee tribunal ba taxaw bitey moom ñëw taxaw wax joxe sa véritable version des faits tu te rends compte que demewul noonu et c'est pas pour rien que Pape moom a gën a xam dañ naan ce PV là ne sert qu'à titre
de simple renseignement cela veut dire que ni ce n'est pas une vérité absolue. Moi j'ai toujours dit aux journalistes avec qui j'ai travaillé ak ñi nga xam ne yàlla dafa def ma am chance su jàngal leen j'ai toujours dit que ni ce serait bien journaliste bi nga xam da nga am possession PV nga am possibilité woo ki PV bi waxal wala nga am possibilité woo avocat n'hésiteront jamais à le faire mais malheureusement ce qu'on voit mooy benn PV ngay gis rek ñu xëy suba plaqué ko dans les journaux ku ko lire génn ci kooku addunaam yàqu ilaa yow mi diini te ñëpp amuñu chance su mën a toogaak ci médias yi mën a wax ne nii la demee lii laa wax lii laa waxul et man ça vraiment je tenais à le dire di interpeller tous les confrères à commencer par moi-même parce que il est arrivé que je le fasse certainement et il faut qu'on fasse attention à ça tout un plaisir d'avoir fait cette émission là. waaw loolu moom kontaan naa ci sa message moom dal na yére bi ku la ko ñawal. bon damay profité ci gërëm madame Guirassy vraiment une très fidèle amie de Walfadjri ñu ngi may envoyé message léegi rek di ma wax ne maa ngi seetaan cette émission et elle ne voit pas de meilleure émission que salon d'honneur bi ñuy def nii madame Guirassy maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama beneen xarit bu baax muy oustaz Gaye bu 2STV moom it mi ngi may envoyé message léegi di ma wax mbégte bu mu am ànd ak ñun ci émission bi léegi vraiment oustaz ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que bu ko neexoon ne liggéeyam Walfadjri amu pour di leen seetaan mais il nous suit tout le temps. sëñ Abdou sëñ Abdou Samad mi ngi may woo léegi malheureusement mënuma jël sëñ Abdou Samad mi ngi tudd nii mënuma jël appel am parce que ñu ngi ci émission mais moom may woo léegi xam naa ne certainement ni mu koy defee saa su ne mbégteem ci li ñuy def. man de li ma lay dëggal ci bëggam Walfadjri Matar mi bi ma jógee Walfadjri dootuma ko ñaar lu ne yàq na ma ko wax maanaam wax bu ma kenn ñi la wax na ma ko ba pare tegal ma ci ne yaa ngi dem mais yaa ngi ñëw xuma nag fu mu aw ak lan la def ba ma ñëw mii nii la ma dem nga mu ne ma yaa ngi ñëwaat mais lu ne yàq na ma loolu day wan foyam ci Walfadjri jour bi ma dellu siwaatee non mbégte gi mu àndal bi ma ko jotee téléphone daman sax dama waaru donc ça se voit que ku bëgg kër gi la mais dafa saay trop mi ngi noonu jabaram toog ngay wax loolu moo dàqal lépp nag général Kayre lu leer laa la damaa toog sama sëriñ baa ngi ñëw def alors Mame Birame bi tey attends parce que amoon naa question yi. léegi yow laay mais dama koy leb waaw parce que internautes yi instant li ñuy seen réaction su ma ko dugalul. waaw dugalal joxaale na kàddu voilà parce que daf leen tenir à cœur ma kii ko ak Mariam Diop moom nee na merci Notre-Dame nationale on a besoin de toi à l'Assemblée kii nag dafa insister ci laajam bi peut-être moom am na kii mu ne pour ma laaj imam ne ko ndax bi ñu jógee ci tolof yeeg yooyu am na yeneen télé yeneen yu koy interviewé lu dul Walfadjri les questions yi damay bàyyi après mu tontu nang leen ko jàppal à part ça am na si ñu wax ne dañu pourquoi pas ñu def benn cagnotte pour imam pour genre lu jëm ci wàll indemnisation parce que am na si sax keneen nit ku laaj ndax bi mu jógee ci tolof yooyu état jot na ko daal di indemniser waaw ndàmpaay est-ce que jot na ko am donc foofu laa koy yemale ñeneen ñi donc voilà lépp liñ naan li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li donc nañ jot a jël lii rek kon tey dama mujj jël samay question denc ko léegi tey dañuy profité météo bi wala tey da nga bëgg ñu leb gaay météo bi maa gaay duñ ma dóor waaw kon gars yi léegi ci yéen daal la des man waaw kon xoolal jéggal leen ñu ko rek tey ñun ñoo non uy ma sama réalisateur nee na amul leb acca ñu dem kon amul layam ni nañ dem xool ko dañ koy def fast track rek d'accord donc amul layam d'accord waaw inshallah ñu dem ndax imam sax xaale Saalum ndax dina tàng voilà suba inshallah jant bi dina daal di fenk inshallah ci 6h46 minutes daal di sow ci 19h27 minutes température yi ci Dakaru Ndiaye bëccëg gi daañu am 25 degré guddi gi ñu daal di am 19 Louga daañu nemmeeku 36 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu daal di nemmeeku 19 degré Diourbel daañu nemmeeku 39 degré inshallah ci guddi gi ñu daal di nemmeeku 20 degré Tamba 43 inshallah ci guddi gi ñu daal di am 26 degré foofu lee li ñuy nemmeeku mooy naaj bi dina xaw a tàng mais tamit dina xaw a dégager ciel bi Kaolack daañu am 41 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu daal di am
22 degré Kaffrine daañu am 42 degré ci guddi gi ñu daal di am 24 Fatick 38 lay am ci bëccëg gi ci guddi gi mu daal di am 20 degré Matam daañu am 43 ci bëccëg gi ci guddi gi ñu daal di am 23 Kédougou daañu am 41 degré ci bëccëg gi mais guddi gi daañu am 28 Ziguinchor daañu am 39 ci bëccëg gi ci guddi gi ñu daal di am 20 degré puis les di Saint-Louis daañu am 28 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu daal di am 17 degré Thiès daañu am 31 degré ci bëccëg gi ci guddi gi incha allah ñu daal di am 19 Kolda daañu am 41 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu daal di am 23 Sédhiou daañu am 40 ci bëccëg gi ci guddi gi ñu daal di am 21 degré lu jëm ci xibaar gi ci géej gi daañu am marée haute maanaam géej gi dina fees wala dina yëngatu ci 0 heure 42 minutes dina amaat beneen yëngatu ci 13 heures 11 géej gi dina daal di dal ci 6 heures 27 minutes dina daal di dalaat ci 19 heures 23 incha allah. li mooy xibaar yi ñu leen jotoon a taataanal ci lu jëm ci wàllug jaww ji ngir xam ana naka la ñuy songee suñu bésuk suba gi incha allah. man li ma bëgg a xam mooy ki la tagal tey. comme dab rek mais danga may ma ñëw tey ci ki ma solal. comme que waaw c'est ça parce que. mais yow Moustapha lu tax mu solal la. daf ma faan moom mooy fan. non daf la faan donc looloo tax donc tey madame Ndour Awa Sow Fall moo ma daal di solal daal di ne ma damay gis ne dooy am sponsor ma sponsorisé. donc voilà ma koy remercier madame Ndour ak Abdou Ndour ñoom ñëpp yaay Aminata merci beaucoup. jërëjëf maam Khady alors Mame Birame. waaw kay jërëjëf bi tey di tàggu juste wane sama mbégte ci émission bi xam-xam bi fi bàyyeekoo am un peu également de regret bi mooy comme li Moustapha wax soo dégloo Imam Ndaw doo jàpp ne kii ku jàng alxuraan la ba mokkal ko rek la c'est un brillant intellectuel regret bi may am nag mooy ñu mel ne ñoom dañu nekk en marge de la chose politique de la gestion du pays bu ñu toogee ñu ne dañuy bind par exemple lu mel ne constitution moom nga xamante ni xam-xamam ak xam-xamu ñeneen ak ñeneen dañ leen di dañuy nam am leen ñu bokk suñu koy laytaay constitution bi mais da ngay dégg ñu naan la Ismaïla Madior Fall ngay dégg ay constitutionnel yoo xamante ne nii vraiment parce que constitution nekkul caaxaan mooy li nga xamante ne nii dëkk bi ci lañ ko laytaay lépp loo xamante ni mu ngi xew ci dëkk bi lépp loo xamante ni mu ngi ciy yëngatu constitution bi moo koy tënk loolu yaakaar naa ne bu ñu koy bind dañuy soxlaay intellectuel ñu mel ne Imam Ndaw tey Sénégal dafa bëri ñoo xamante ni ci alxuraan ay doomu comme ni ñu koy wax ay doomu daara la ñuy doon ñu nekk ay brillant intellectuel mais souvent dañuy jàpp ne ñoom bu ñu leen waree waxloo rek ci affaire diine la alors que société bi kenn gënu leen koo maîtriser man daal vraiment donc regret boobu laa am moo sañoon Sénégal bu ñu demee ba nga xamante ni véritablement war nañoo wax dëkk bi nu muy doxee du ñu bàyyi politiciens yi rek ñu waruñu quoi d'accord loolu merci beaucoup alors Dame lan ngay tàggatoo léegi dama bëgg nga layame ko quoi li ngay tàggatoo waaw damay doore rek ci li mu wax xam nga Sénégal moom intellectuel yi sama morom yi ñun ñi génn ci école Jules Ferry bi danoo jàpp ne ñeneen ñi duñu ay intellectuel sonal na Jules Ferry la maanaam ñun danoo jàpp ni ñeneen ñi duñu ay intellectuel boo génnee ci daara jàpp nañ ne yow doo intellectuel daal lañ ci jàpp mooy ñi nga xam ne ñi ngi yëngutu ci soxo yi comme ni ma leen tudde ñoom ñoo jàpp ñoom rek ñoo intellectuel ñoom rek ñoo am xam-xam te xam nga tey ku ne gis na ni comme ni ma koy waxee imam mënul état yi ni mu tëddee sunu état yi ni mu tëddee ñu mel ni imam mënuñu leen a neex xamoo tax mënuñu leen a neex macha allah am nañu xam-xam dëgg xam nañ ni réew miy doxe xam nañ ni àdduna bi doxe te ngëm-ngëm mi ngi ci ñoom leenu boole moo bari lu arrangé wul état moo tax diaboliser leen rek la état moom ku ne nag lu tax moom pas d'autre mais Imam Ndaw ci je sais pas pour minimiser qui que ce soit mais en avoir 20 30 40 au Sénégal c'est pas facile parce que moom li mu boole moo bëri am na fit wi am na ngëm-ngëm bi am na dal gi am na culture bi te yooyu yépp muy wax du ko wax ci boppam day gis rek yàlla subhaanahu wa taala ku mel noonu nag wax dëgg yàlla bu fekkente ni sunu état yi nga xam ne c'est des états maçonniques mënuñu la yow mënoo leen a neex loolu rek mooy dëgg maintenant nag may profito di wax ni c'est dommage que vraiment comme tey 1er mai la woon Moustapha liggéeykat yi dañ maa waajal bu metti xam naa ils sont un peu déçus waaw dañ maa waajaloon nag wax dëgg yàlla tey
travailleurs maa ngi jéggulu damay jéggulu parce que xam naa dootu leen ma mayati temps mais damay jéggulu parce que mënutuma cee dugg les travailleurs de l'hydraulique jox nañ ma seen i mébét ak seen i jafe-jafe 90 travailleurs de l'hydraulique yoo xam ni wax dëgg yàlla ñu xaar recruter leen rek bénévole de l'hydraulique. voilà les bénévoles de l'hydraulique yow xam nga leen ñu nekk ci àll bi liggéey mucc ay 90 personnes kese ku mën a recruter 65 000 personnes 90 personnes yoo xam ñooy wóote jox nit ñi ndox ci ay Aquatech ak ñeneen ñi di leen jàppale ci programme yi pour nit ñi am ndox ñi nga xam si nekkuñ ci réseau Sen'Eau bi mais ñooñu kay recruter leen Moussa Fatou dara ñooñu ñu toog di liggéey ba dee ñii am 30 ans ñii am 15 ans ñii am 35 ans di fa liggéey bay waaj a dem retraite am ñu benn statut am nañu wax dëgg yàlla loolu ba am ñoom ñu ci ñàkk seen bakkan mais loolu président war na ko mën régler beneen nag mooy yéen ñeneen nañ ma jégal parce que man vraiment les maîtres artisans les 8000 maîtres artisans bi ngay jàng résumé so boo mënoon résumé mën nga résumé loolu yëpp man nekkuma un syndicaliste boo xam ne damay nekk ci benn secteur kese man syndicaliste là je défends tous les travailleurs loolu laa gëm parce que liggéey bi mooy réew c'est le travail qui produit la richesse kon réew mi bala moo dox fokk liggéeykat bi dox leen seen gëdd kon nag man jàpp naa ne ñoom ñëpp maa ngi jéglu Walfadjri jàpp naa ne dinañ ma andiwaat ci beneen émission incha allah boo xam ne incha allah dinañ ñëw ci wàllum xëy mi ma mën a dugg ci yooyu yëpp même les maîtres artisans ak vraiment les formateurs du moyen secondaire bëggoon naa dugg ci seen indemnité leen état war lool te joxu leen ak seen statut ak jafe-jafe yi am ci CRFPE bu Matam yooyu yëpp bëgg naa ca dugg mais temps bi moo ko mayewul may sant nag Imam Ndao di ko wax encore une fois que kontaan naa lool ànd ak moom ci émission bi ndaxte kilifa gu ma naw la ndax ci xam-xam bi ak ci iman ki boo toogee ak moom dalay inspiré ñun moo tax la coalition citoyenne le peuple bi ñuy wër di seeti xalif généraux yi ñu jagaleel ko loolu dem seeti ko bi ñu jógee Léona Niassène lan yegg si ci moom doog a dem Tivaouane doog a dem ci jàngu bi di wër di seet kilifa diine yi ginnaaw bi ñu njëkkee dem Touba ci sëñ Mountakha Bachir di rafetlu li muy liggéey ci réew mi di ko wax ne imam ñun coalition citoyenne le peuple sa xarit Abdou Karim Gueye xam nga ne lu ne liggéey na ko ci biñ la dee jaay doole moo tax xam naa cofeel gi nga am ci moom yóbbante na ma nuyoo ci yow di la wax ni ñun coalition citoyenne le peuple bu ñu la woowaatee daañ taxaw dinañ taxaw parce que xam nañ ne luñ la mën a teg ci jaay doole la parce que ku la xam-xam ni yow doo dox leen lu yàq réew mi da ngay dox ci loo xam ni da ngay yokk nit ñi waaye doo leen wàññi te de foofu lenn loo xam dañ koy tere ci réew mi boo dérangé nag ki mu dérangé moo xam tax mu dérangé ko mais amul lenn loo def d'ailleurs li koy wane mooy nee nañ bi nga génnee defoo dara kon jaay nañ la doole ñetti at donc ñun leen jàpp mooy dañoo war a jégglu am na sax internet yi ku ci wax ne dañ ko war a dàmp loolu effectivement dañ ko seetaat parce que ñetti at nga téye ko nit liggéeyatul dématul fenn mënatu la def lenn kooku da nga koo jaay doole mu génn nga ne ko defoo dara kon war nga koo dàmp war nga koo jégglu beneen bi nag mooy fi may daaneele sant yàlla nag ndaxte yow doo nit ku ñuy xoqatal te booy wax ñëpp dañuy sant ni amoo benn tiitukaay da ngay def parce que la nga yàlla rek nga ci xool kon nag sant yàlla ñun ñëpp nag ñoo lay tiitaroo ñun Sénégal ñun imam dañu lay tiitaru Imam Ndao ñun sénégalais yi nga xam ni dañoo gëm ni yow kilifa nga ci diine ji te lu diine mooy jàmm ñun dañ lay tiitaroo ñun Imam Ndao di la ñaanal nga gudd fan lool amiin yaa rabbi di la ñaanal gudd fan bu wér loolu lañ lay ñaanal Imam Ndao maintenant di profité nag di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Samad Mbacké sëñ Chouaïb ci xam-xam bi moom it ak dal gi ak yéwén gi parce que moom daam yóbbante àq la bala ma koy fàtte sëñ Abdou Samad moom ngay tudd moo may envoyé message léegi ne nañ ko nuyul Imam Ndao mi ngi di wax respect Mame Thiaw nee na ñëw nga seet si ko ak Imam Dame Ndiaye et que yéeneem sax mooy bu ñu woree mu ñëw sa daara seet si la yóbbante àq la il fallait màggalal ko lu rafet nga wax gis nga bi mu ñuy dalal man kii ma ko ziar booba la ñu xamante maak moom waaw ñu waroon a dem seeti sëñ Mountakha moom Imam Ndao xam na lu ba ñuy dem yaakaaruñu woon daan gis sëñ Mountakha ba nu yeggee ñu toog man jour boobu laa mos a gis sëñ Abdou Samad Mbacké ñu toog ba mu jiite ñu tisbaar jiite ñu tàkkusaan ba ñu jiitee tisbaar sax Imam Dame Ndiaye dafa dem dee ko ne ko est-ce que duñ boole tàkkusaan jeeg tisbaar mu ne ko demaguleen mu dem def waxtaan wu neex berndeel nag bernde joo xam ni wax dëgg yàlla keroog imam ñun ñëpp xam nga ne am na ab gayen bu fa nekkoon boo xam si moom dane woon daa woor waaye am xarum lëmm lañ ko jox mu defal ko moom mu yóbbaale këram ndogoo waaw donc ngan bu rëy waaw donc moo tax ci tabe gi ci mën a joxew ñam bi ci am xam-xam bi kuy sa waajuru góor nag ñu ne sëñ Chouaïb bu Mbacké boo amee xam-xam mbur ta bett kenn kon nag moom sëñ Abdou Samad ñu ngi koy sant gu gërëm man nag damaa teral jox ma ñaari mbubb yoo xam ni il faut ma wax ki ko ñaw
ne ko nag demal wutal ma ay mesure dàmb dama koy teral nang ma ko ñawaloon ñaari mbubb yu baax bii benn la ci beneen bi ma ko woowee di ko gërëm dane ma incha allah bu tabaski gi ñëwee di nga am beneen bu màggal gi ñëwee di nga am beneen jërëjëf yónneel benn bi beneen bi nag may wax ne ki koy ma daam wax na lu am solo de wuy ma daam defal ndànk kii li wax dafa am solo Moustapha waxaatal lu mu wax Moustapha lu mu wax Moustapha déglu rek daam déglu bu yi la sëñ Abdou Samad di jox. waaw yónnee ci bi tey. jeex na waaw incha allah dinaa la ci yónnee benn non li gën a neex laa koy defal déglu non may ma sëñ Moustapha non xam nga boo xam ne xam nga lu gën a neex waaw li gën a neex laa koy defal xam tabe bi ci sëñ bi te leer na ma li ma bëgg a wax ni dina ko neex lool mooy kii nga xam ne moo ma ñawal lii nga xam sëñ Abdou Samad moo ne ko wutal mesure d'embauche ñawalal ma ko ñaari mbubb yu baax Lambaye Couture ca Parcelles Assainies unité 18 téléphone bi 77 515 19 62 aw ma werante ci ni su ma génnee fii moom su ma ko rendre compte sax sëñ bi mi ngi ñuy seetaan mi ngi koy seetaan Lambaye Couture dina la ñawal mbubb mu dàq mi ñu ma nekk bu mu am couleur ñooñu GTT yooyu ñuy wax waaw loolu ci turu sëñ Abdou Samad Mbacké dina la ñawal lu gën sama mbubb mi incha allah ndaxte loolu wax dëgg yàlla du dara ci sëñ bi donc vraiment di sant di gërëm li ma leer moom mooy sëñ Abdou Samad bala ñoo pare dina la doon. waaw loolu kay amut lu may wax fekkee bi tey dina am day am ñu déglu directement. day am ñu déglu nee na ñu déglu déglu rek mais Moussa Fall bu tey bu lay déglu rek déglu ñu déglu mais Moussa Ba mais yéen déglu leen ma ñëw déglu sëñ bi mooy woote sama yére yi bu leen ma ko yàqal Pape nee na nañ jàpp suñu quoi nee na parce que ngeen déglu Moustapha wax ñu maa ngi seetaan li mu wax du ma ko fi créé nee na ma wax daam ne ko bu ñu paree émission bi na boole bitey ak tailleur bi ko ñaw jeex ko jeex na mat na la ñuy bañ sëñ bi jërëjëf Mbacke Balla sa kontaan naa ci waaye ma ñëw bitey wax maa ngi seetaan oui ma sama réalisateur bi naan ma émission bi moom mu sufee am tëjal ngeen ne du ngeen Mbacke jërëjëf jërëjëf Mbacke waaye man du ma sol nag bàyyi xadi Mbacke Mbacke jërëjëf waaye du ma sol bàyyi xadi waaw ndax ñoo bokk di animé Mbacke kon message atal Mbacke ñu boole ci xadi dañ maa seppi teg ma bu wér vraiment gërëm ñëpp di nuyu sama militante ak militant wu Cusems authentique yëpp di nuyu jàngalekat yëpp di nuyu liggéeykat yëpp leen wax ni 1er mai bi célébré nañ ko ci jafe-jafe ren bi ñu xoolee gis nañ ni jafe-jafe yi am ni mosuñu koo am ci benn année ñun liggéeykat kon 1er mai bu métti lañ célébré ren waaye nag comme amuñu temps dugg ci jafe-jafe yi léegi ñoo ngi ñaan ci beneen occasion sëñ Moustapha mi ngi nii comme mooy rek programme dinañ ñu invité ci beneen contexte bu ko defee ñu daan ñuy mën a joxaat occasion bu ñu mën a daam jërëjëf ñu ngi lay sant bi di la gërëm daam li may ree di loolu de daam émission bi ci boppam moo ëppee loxo ndax sama réalisateur bi nee na ak ki may preneur de son bi nee na ñoom duñ ci boole wax nañ solo ba rafet duñ feeñ te duñ wax lépp la ci teg sëñ bi nag problème am na ci kër gi daam mooy dama ne bi ngay jàng résumé ak commentaire boo ci gënoon a aay ma commentaire ñaar yëpp laa aay déedéet commentaire la alors imam tey moom émission bi imam mosu fi am alhamdulilah waaw lii nag mooy wane ne vraiment imam kilifa nga te am na lu la yàlla may wax dëgg yàlla da émission bi neex na sëñ bi woote na direct yii yëpp dafa neex wax dëgg yàlla acca waaw li ñuy njëkk a def mooy santaat suñu borom subhanahu wa taala ci tàmbali mbir sottal ko ni tàmbali na mbir te sottiwut gannaaw sant suñu borom subhanahu wa taala ñaanalaat kilifa gi yal na yàlla yokk ay leeram amiin yaa rabbi taxawee njabootam gannaawam amiin yaa rabbi yéen ñi nga xam ne it yéen a yor liggéey bi ku tudd yéen ñi fi teew rek soxna Xadi sëriñ bi tey Pape sëñ Moustapha Diop Pape Ndiaye sëñ Maxtar jërë ngeen jëf Pape Sané jërë ngeen jëf Maam Khady Maam Biram sëñ Dam ñu ngi santaat yàlla subhanahu wa taala di leen sante yàlla di sante yàlla nag ñële nga xam ne ñoo yor xarala yi taxaw ca bañ commencé ba léegi émission bi yàgg na trop fa tabarakallah xaddi wuñ benn yoon di sant nag sunu ndaw ñële nga xam ne ñoom itam ñaare comme ni ko sëñ Pape waxee
saa yu ñu yëgee ne maa ngi ñëw fii fi laa leen di fekk. ndeysaan. waaw ñoom fa tabaarakallah li tax nag gisu leen sax leen dama waxoon Ablaye ne ko bu ko yëgal kenn ci bokk yi ndax déplacement bi dafay métti. ñu ngi leen di jërëjëfal ñoom ñëpp. di jërëjëfal nag ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci biir réew mi ak biti réew mi ñoom ñëpp jotaay bi yàlla na ko suñ borom subhanahu wa taala yëkkatee seen i mbir. amiin yaa rabbi. am nag ñetti proposition yoo xam ne bëgg naa ko tëjee. bi ci njëkk mooy ci biir invitation bi gisoon naa ci wàllu weer wi ak feet yi. war nañ ko waxtaanee. ni ci jullit ñi waroon a mën a bennoo. te dafa mel ni ba léegi amaguñu possibilité pour bennoo ci jàpp naa ne dootu yàgg loolu luy am la insha allah ndax ñaari yëf benn bi mooy njumtukaay yi tabarakallah yi nga xam ne moom la ñuy xoolee weer wi li ci jamono yor tey amuñ ko woon démb. moyen de communication yi fu mu feeñee ñu mën koo àggee fa ca des loolu it amul woon démb. kon loolu benn facteur la boo xam ne. yaakaar naa dana faciliter jullit ñi ëllëg incha allah ñu mën di warandoor di wareendoo te gëm naa ne loolu moo nekk ci xolu jullit yëpp. bu ko defee nag léegi di proposer ñi nga xam ne ñooy ay groupe yuy liggéey ci wàllu weer wi moo xam ñi nekk Touba la wala ñi nekk fii ci capitale bi la ñoom ñëpp ñu góorgóorlu jéem a daje fas benn jotaay boo xam ne bu laajee sax préparer ay documents. ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gis weer ndax kenn képp gis na weer ñëw ne ko gis naa weer muy Abdullah ibn Abbas mu daal di digle ne kon nag na ñëpp woor kenn képp it gis na weer jógee ci àll ba ñëw fekk ñëpp a ngi woor mu ne kon ndax am ñun de man de gis naa weer wi boo fekk yoor jot na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax gëm nga ne yàllaa ma yónni mu ne ko waaw mu ne ko gëm nga ne yàlla képp lañu war a jaam mu ne ko waaw mu ne ko kon nag Bilaal jógal nga yéene ci dëkk bi nga leen ñoom ñëpp nañ dog loolu kenn képp a ko seede woon bu ko defee kon yaakaar naa ne tomb boobu ñu waroon a aborder te jotuñ ci àgg kilifa yaa ñuy déglu ku mel ni Cheikh Abdou Samad Mbacké ñu ngi koy jot li suñ nuyoo mu àggeel ñu ko xalif bi àggeel ñu ko buñ ko nuyoo rek nuyu nañ kilifa diine yëpp njiiti association islamique yi yëpp jàpp naa ne lu fade la tey ñu jéem a créer ndaje yu mel noonu ñëpp toog bokk benn table lañ ba taat texte yi am benn interlocuteur boo xam ne ëllëg saa yu weer wi jógatee ñoom ñooy ñëpp ay jokkaloo te gëm naa ne wóoluwante nañ Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu daraan wax ne sama mbokkum jullit mi day su ne maa gis naa weer wi ñu ne dañoo war a woor mu ne ëllëg sa damay woor bu neeti maa gis naa weer wi ñu ne ëllëg dañuy wori mu ne damay wori ngir ñaari yëf ci sama kanam borom bu njëkk bi mooy ma ñàkk a woor dem ca sama kanam borom mu ne ma sa bokk mii day noonu na gisoon na weer wi te yëgoon ko te jullit ñi dañoo war a rafetante njort lu tax woon wóolu woo woon waxam mu ne loola laay daw sama diggante ak sama borom moo tax su ne maa gis naa rek ma woor su ne maa gis naa ma wori su fekkente nag moom moo waxutoon dëgg ca kanam yàlla mooy responsable waxu Seydina Ali boobu wax bu jara jëlaat la jàngataat ko bu ko defee kon ñu gàttal ci domaine boobu di jërëjëfal nag jullit ñi yëpp ak fu ñu mën a ne di sàkkuwaat ci suñ bopp ñun ñëpp kenn matut ci liñ fi doon wax léegi muy booloo gi ak bennoo gi mooy yërmande ju wàcc ci yàlla waaye it mooy suñu force tey jot na ñu góorgóorlu def sunu kem kattan pour jullit ñi booloo yenn coono yëpp ñu mën ko teggi loolu nag kenn gënu cee placé xalif généraux yi ndax nit ñaa ngi leen di déglu nit ñaa ngi leen di bàyyi xel seen gannaaw itam ñi nga xam ne ñoo jiite mouvement islamique yi te ñoom ñoo gën a woyof jéego buñ mën a jéego rek fi mu ne nii boobu moo ko gën a fade mooy fexe ba fédéré jullit ñi ñu nekk benn bloc lépp loo xam ne lu soxal réew mi la ñu mën cee tàbbal seen kàddu
bu dee luy defar ñu mën ko jàppale bu dee loo xam ne lu yàq la it ñu mën a taxaw ci kanamam ferme ko defee kon loolu mooy li nga xam ne ay proposition la yoo xam ne dinaa ko bàyyi loo xel suñu bopp di ci yaakaar nag bu baax a baax intervention wu kilifa diine yi njiitu mouvement islamique yi syndicalistes yi yéen ñëpp nag surtout yéen yi nga xam ne yéenay yor wàllu jokkale information yi ci askan wi kenn gënu leen a placé ci loolu. jërëjëf. jar na organiser ci ay yoo xam ne sax seen initiative lay doon jékki-jékki woot ku mel ni Cheikh Abdou Samad woo kenn ca xalif lew na ñeseen Mérina mouvement islamique yi yëpp ñu def table ronde comme nii waxtaanee bennoo ak njëriñam. incha allah yaakaar naa loolu initiative la yoo xam ne. macha allah xanaa li la kii waxoon internet bi rek gannaaw jafe-jafe bi ndax am ngay beneen télé boo dem yeneen télé yu la yoo seqal waxtaan comme ni nga ko defee ak Walfadjri am déet. waaw lu mel ni TVS. bu Kaolack. waaw. ñoom léegoo léegi ñu invité ma. d'accord. dem nañ fa demati fa. d'accord. à part TVS. fii moom sunu télévision la. comme li Pape doon wax. ñun dañu jàpp ne fi mu ne moomuñ suñ bopp ci liggéey bi dox fii ci Walfadjri. dañ ko jàpp comme suñu liggéey. jërëjëf. yàlla xam na ne bi ñu nekkee ci nattu bi. jamono bi may nekk Ndar. ñoom yéen ñëpp dama leen doon seetaan bu baax a baax ci liggéey beeg ni ngeen ci jàppale woon Sidi. ndeysaan. moo tax luñ soxla ci man fii kooku moom lu ñu mënoon a fekkee fi mu ne ëllëg. maa ngi war a dem Kër Samba Dia. tey jii dañoo yendoo ay activité waaye malgré loolu yëpp dama naan bii moom mooy bi ci gën a fade waaw loolu laa jàpp. d'accord ndàmpaay bi nag ndàmpaay bi mu wax nag ndax. waaw ndàmpaay bi moom lañ ca waxoon rek lañ ciy waxaat mooy samay avocat bi ñu ma laajee ndàmpaay may leen ñun bàyyi nañ lépp ci loxol suñu borom subhanahu wa taala. jërëjëf nga baal ma parce que dafay jàll te su ma ko waxul aussi duñ ma ko baal parce que ñun ñëpp la concerné mooy presse bi. dañu gis ne presse bi dafa nekk en danger bu rawatina événement yi fi jot a xew ñu gis ay Walfadjri tëjoon nañ ko fi signalam et tout ça ba tax taskatu xibaar yi fas yéene le 3 maanaam mooy suba parce que ñu ngi ci dimanche ngir daal di dajaloo place de l'Obélisque ma juumul ngir daal di wone seen naqarte ci presse Sénégal ni mu nekkee en danger ak li donc sañu ma woon toog ba fii nii te duma ko wax te ma bokk ci presse bi léegi information bañ ko wax maam Khady waaw naa ci ñëw may ñëw nga joxeel ma ko waaw parce que déjà ñu ngi ci dimanche xam nga ok c'est bon ok Khady Sylla